Mantoulaye Thioub Ndoye. Jumia bi leen indil Black Friday moo leen di may seen revue de presse. dikkati naa ku ñu xas lakkale ba mel ni coronavirus day baye boo nga xaru ji l'observateur ne ma kuf ma le coronavirus ndax nag ma ngay suppiku rek moom corona léegi nag omicron la duppee boppam variant bu yees bi moo tax professeur Seydi ma ngay artu ak ñun de ci yéenekaay bi xamal ñu ne nañu waajal lépp nag ndax koro mi waajalul ak demam xorondo ma ko tane roñ-roñ yi dem roñ-roñ ñëw da caa boole nag soppi tur soppi jikko façon ga muy soppeekoo professeur Seydi ne moo jaaxal àdduna waaye tam anam wa nga xam ne dina ko faagaagal nit ñi andi nag njàqare en tout cas yéenekaay bi ne maa ngi artu de variant omicron juddu na te boo moytul Sénégal dina am beneen vague bu yees bu coronavirus tribune yéen kaay ne en attendant ñi ngi am suñu président Macky Sall moom waa ji nag toogul taxawul di mel ni kuy encouragé ñaawteef yi yéen kaay groupe des médias bi xamal ma ne Djibril Ngom ma nga xam ni moo doon mandataire bu Yewwi Askan Wi te diwaanu Matam te dawoon nag ak seeni këyit ngir bañ ñu am fab candidat moom la président Macky Sall daal di dajeel ca wetam moom Djibril ca suufu siis ba enveloppe bu duuf lool nekk ci wetam maître Moussa Diop ne lii Djibril Ngom def ab crime la te arme crime bi nag mi nag nee na loolu du ko par moo andi woon enveloppe bi ci palais waxi dof ndax palais kenn du fa dugal lenn moo tax tribune daal di xamal ne président Macky Sall nag yaa ngi jaajëfal ñiy def mbon ci réew mi te nag la nga doon nëbb nee na fàng na jant muy nag jënd nit ñi waaye tam ñiy jaay seenu ngor ña ngay tàmbalee feeñ tribune yéene kaay ne ñoom waa APR sax jëf ji neexu leen te Jibril yow la réew mi di bañ nga wax ndax say wax lañ gëmul la ngeen war ta fàtte moom moo di moom président Macky Sall tey caxat-caxatee constitution bi moo ci mën fuuf waaye nag jënd xelum nit ñi dig leen loo xam ne duñ ci mos a jot président Macky Sall ci mën moo tax it Emmanuel de Fourneau nee na ko yow président délit de corruption présidentielle lan la jàppee fi mu ne yaa Djibril Ngom 24 heures yéene kaay ne a président ci boppam moo war ta def jëf ji professeur Alassane Kitane ne moom président Macky Sall moo tilimal salté république bi Seybani Sougou ne Macky Sall kuy ger ci réew mi moo la ci mën ndax nag moom moo gën a jëmmal ger Lamine ñaane cancer moral moo fi am le quotidien ne waaye wi askan wi day soo moytul daañu porter plainte Djibril Ngom laas yéene kaay daal di may xamal ne député it ña ngay sàkku pension retraite ngir maire yi waxtu woowu peggam nag moom Macky Sall di Benno Bokk Yaakaar ña ngay xeexe nu mu leen neexee affaire bu Guédiawaye de moom rayante nan sànninte siis xeexoo ba mar day taali waxtu woowu moom seeni adversaire ña ngay doxal tribune ni ma xoolal ca Tiwaawoon rek Jóob si daal dina fay def mar day taali dajale mbooloo mu takku lool askan wi dem wuyu ji ko Tiwaawoon terrain Kër Maas ba fees dell Jóob si kontaan ne soxna yi lu toll ci téeméeri million fas naa leen ko financé ngir jàppale leen ca Tiwaawoon source a daal di may xamal ne ca Linguère it Bougane Gueye Dany ak gëm sa bopp ña nga fa woon Aly Ngouille Ndiaye daal di nag fekk si Bougane Gueye Dany ci meeting ba mu nekkoon jox ko loxo tribune yéene kaay ne Bougane Gueye Dany dama demoon ci meetingu Aly Lo gëm sa bopp ca diwaanuk Linguère ngir jàppale ko fala Aly Ngouille Ndiaye daal di koy fekk ca meeting ba mook Aly Lo daal di leen di xamal ne nag nañu fair play daal mbir mi bu mu am pëcc xoo bu mu am rajo xoo te bu mu am it xeexoo nañ ko fair play waxtu woo président Macky Sall moom ma ngay wër ab premier ministre am l'observateur ne Amadou Ba day sol na boobu mbubb ba noppi moom te it gars yi xamle nan ni nii mu taxawee nii yor na jëm ku mën a remplacer président Macky Sall l'exclusive yéene kaay ne premier ministre bi danaa la ci xamal leen du doon Mimi Touré du doon Boun Dionne te it du doon Amadou Ba l'info yéene kaay ne Macky Sall dafa taillé sur mesure que ko war a wutu xam na ko bu nuppi Abdoul Mbaye ci 24 heures yéene kaay ne Sall ngaari ako muus dafa bëgg nag échec am yëpp mu am kum ko buux ay meeru ñëng ne président Macky Sall li mu def ci bëgg fi andiwaat premier ministre lu war la waaye nag Ousmane Sonko xelam ñaaw na ci mbir mi de nee na sama njort mooy président Macky Sall dafa bëgg dàq local yi daal di nag anticiper élection législative yi Déthié Fall ci Vox Populi moom it dal bu baax ci kaw président Macky Sall daal di ko nag artu moom Déthié ne ko sa poste premier ministre bii nga ñu bëgg andil ñoo la gën a ñor de yow président ndax nag da nga fee bëgg def loo xam ne warut waaye nag ñu ngi lay jox rendez-vous 23 janvier ndax xam nga ni nag boo fa jaaree di nga am loo tax te di nga fa jaar force ndax da nga koo bëgg annuler Déthié Fall ci yéene kaay bi ne ko le 23 janvier peuple bi daa ñu organiser sa départ yow Macky Sall ci mode fast track gaawantu kay di ñu abal suñu réew te bëgg ak bañ a ci yem Déthié Fall ne ko élection day am le quotidien ne en tout cas gars yi opposition bi seen xel dalul ci ñëwaatu premier ministre bi direct news de la ngeen xamul de mooy président Macky Sall moom mi ngi joué ak ñoom football waa l'opposition bi waaye yorul ballon daf leen tegal kàmb goo xam ni gars yi saa bu ñu xëyee na ci sërëx Papa Doro Gaye direct news ne ma moom nee na sërëx ci liggéeyu président Macky Sall borom xippil xool mi ngi ci liggéeyu Macky Sall l'évidence ne Gaston ma ca nekk daal di gàcceloo Sénégal kaddu yu ñaaw mu yëkkati ko ci kaw Barthélémy Dias ak i mbokkam Khalifa Babacar Sall ci critique
yéenekaay yàq Gaston Keteme xamal ko ne wax ji ñaaw na lool source aanema waxtu woowu day magistrat yi ña ngay ñaxtu tekkaaral UMS gannaaw ba ñu tabee ay magistrat ci conseil supérieur bi waaye tam yenn affectation yi jaarul yoon tekkaaral gi daal la ñenn ñi comprendreul Amsatou Sow Sidibé ci réew mi yéenekaay ne juge daal warta jaay ab ngoram Birahim Seck ci 24 heures yéenekaay ni président Macky Sall dama lay fàttali la nga digoon waa napp gi yéenekaay gi ne ma càmm gi dig na leen juróom-ñetti milliards ci 2022 la fas yéeneel ñi yëngu ci càmm gi tribune yéenekaay xamal ma ni mbay mi daal nay sooxe Abdoul Mbaye ancien premier ministre xamal ko ne mbay mi dara baaxu ci ña ngi andi ay faux chiffres nag diñu ko jox waaye baaxul libération yéenekaay daal di dikkaat ci seen o waaye tam contrat bi nga xam ne jébbal nañ leen ko seen o takk buum ci baatuk sénégalais yi mel ni ku leen di bëgg faat yéenekaay bi ne ma avril ak tey seen o day dakkal ndox may jaar ca bayax ak puut ngir nag sakkanal ndox mi nee na seen compteur yi baaxul di facturer nit ñi loo xam ne consommé wuñ ko Birahim Seck nay askan waa ngi souffrir ndax seen o ndox mi baaxul ay nefere lay xeeñ fii ci Ndakaaru ñuul na salte na tilim na seen o mel ni sañ ñu koo génne ci réew mi tongal nu fitnaal nu yokk suñuy facture ndox mi baaxul santul yàlla seen o yaa ñu la jël tës baa ngi ci tribune yéene kaay tey ak sëriñu daara bii nga xam ne ña ngi ko jàppee ca Touba waa ji daal ñaar ci ay taalibeem la bëggoon nag denc ca sëg ya gaa yi fekk ca almeer ya tong-tongal ko ba teg ci moom loxo yendu leen ak jàmm bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi yendu leen ak jàmm Jumia Billing Friday moo leen doon may seen revue de presse. ay candidats yi taxaw wane benn fair play bu daanaka leçon la bu ku nekk war a jàng ni politique bokkut ak fitna ñu wax itam ci leneen ci Dakar muy forum bu Grand Forum Chine Afrique ubbi nañu ko daañu ko ubbi tey ci altine ji fii ci Dakar waajtaay bi tax na am nay accord yu ministre bi wax lu jëm ci wàllu bitim réew fësal na ko diggante Sénégal ak Chine ak la muy yaakaaraat nit jàppale bàyyi ko ci Chine sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kay Mantoulaye Thioub Ndoye Niskis Faram Fàcce gi ak Mambey Ndiaye. Deux accords dans Trafic News. Voici Trafic News. Aliou Cissé. waaw Yacine. sànq déggante wuñu woon. waaye sànq dama woon problème retour. est-ce que nekkoo woon ci jaww ji. ah non non seulement. très bien nga maytu ngelaw bi bu baax a baax foo nekk. Voilà, merci beaucoup Yacine di wax ne rek beaucoup d'embouteillages moo leen di xaar au niveau de l'échangeur de la France foofu les ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté rond-point 26 jaaree ko yënguleen wala sax ngeen génnee du côté de Padoa nar a yéeg pont bi vers la passerelle bu France foofu la yëpp yéex na wat yu bëri ñoo fa nekk ba tax na ça circule lentement bu ko defee aussi bi ngeen dépassé quoi ñi nga xam ne ñoo bëgg a wéy seen circulation sur la VDN wutali cimetière Saint-Lazare jaaree ko nag Sénégal Japon foofu aussi xaar leen ci des embouteillages wat yu takku leen lool ndànk-ndànk ngeen di progressé ci acte boobu les d'autres lenteur à signaler cette fois-ci sur les allées du Camp Pénal pour ñi nga xam ne ñëpp fay ko vers rond-point Cyprès foofu la aussi ndànk-ndànk ngeen circulé mais di rappeler rek sur l'autoroute Seydina Limamou Laye foofu la moom beaucoup de complications moo leen fay xaar pour ñi nga xam ne ñoo béy ko foire foofu vers Padoa foofu lay dafa saturé complètement naka noonu aussi ñi nga xam ne ñoo génne du côté commissariat des Parcelles Assainies naan ko jaaree nag pour l'émergence laata ngeen wàcc point foofu la aussi xaar leen fa des embouteillages wante nag bu ko wàccee ñi nga xam ne ñoo bëgg a wéy seen circulation sur l'avenue Thiano foofu la séparé à la circulation faaw rek ngeen jël déviation yi daal di wéy seen circulation Yacine Seck. C'était Trafic News. Papa le mag ji nee na ndax nekkoo ca balcon ba di ñu woo ngelaw gi merci beaucoup Papa Aliou Cissé moom bay aywa ñu dem jaajëf Yacine ñu bàyyi la nga jëli café. aywa le député du peuple maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. yow la ñu àndal ci waxtaan wi ak Birahim Diadji Touré waxtaan wi nag dañu koy door ak waa CUDIS cadre unitaire de l'islam au Sénégal ñoom nag jamono ji ñu ngay wéyal seen i consultation nanu ko defee waa coalition Yewwi Askan Wi buntu bi gëm sa bopp ak mouvement FRAPP waa cadre bi nag cadre unitaire de l'islam au Sénégal ñoom nag tey jii dinañ dem te sekk waxtaan ak président Macky Sall ba noppi ak waa coalition Benno moom nga xam ne moom moo jiite Benno Bokk Yaakaar su ko defee nag ñu tegal ko ci table ji charte bi nga xam ne la ñu say woote moo di wooteek jàmm ngir nag jongante gox-goxaan yi ñu dëgmal. laata ñu koy waxtaanee sax dañuy dem ci tournée bi nga xam ne delloo si yaakaar la ñu ko tuddee bu grande coalition gëm sa bopp foofee gis nañu fa wootante jàmm gi ak joxante loxo bu dox ci diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Bougane Gueye Dany moonte de Bougane Gueye Dany moo demoon foofee sa Linguère woote woon fa ab meeting ak candidat bi di Aly Lo candidat gëm sa bopp foofee sa Linguère sa meeting ba la ñu jékki-jékki rek Aly Ngouille Ndiaye dikk fa joxante loxo ñu bëri jàpp ne kon loolee moo di wooteek jàmm ci arène politique bi ñu teewlu seen i kàddu di kàtt
Le ministre Aly Ngouille Ndiaye, actuel maire de Linguère, ñëw na parce que xam na ne ay rakam ñoo fi nekk. Monsieur le ministre, je vous remercie pour cet acte de grandeur. Je suis venu assister à la rencontre de notre candidat, le candidat de la coalition Gëm Sa Bopp, le futur maire de Linguère. Fair play rek la mën a doon et lii mu def wane na ko. ma la fi dégg moo tax ma ñëw te it fii moom jàpp naa ne xëccoo du fi am dara lu mooy jàmm moom mii aussi ndaw la am na sañ-sañu bëgg am na courage bëgg parce que m'affronter ici pour être courageux la. li ma gëm rek mooy kenn ku nekk daa bëgg a defar voilà te loolu moo am solo ñu bañ ko def ci animosité def ko ci fair play te it gëm naa leen ne loolu lañ koy def. voilà ndax mënees nañu jàpp ne kon li ñuy faral di wax kuy digle sangaay cet dalaa war wala kuy jub kocc dalaa war ñoom ay waay politique lañu muy Bougane Gueye Dany di Aly Ngouille Ndiaye di Aly Lo candidat am mu mel ni kon ñoom woote jàmm ñoom dañu ko fese ci seen façon gi. waaw c'est non seulement image wu koo xamee ni tu es un maire sortant candidat à ta propre nu ñu koy weeti ci mairie ba. mais nga dem ci parce que sa fief lañ la fekk ca Linguère nga nekk fa maire nga dalal li nga xam ni sa opposition la xam nga lu ko firndeel déjà mooy Aly Ngouille dafa jël ki nga xam ne moom mooy challenger am déjà mbokkam la sax ndax challenger am jarbaat la ci premier adjoint wu maire bi mu doon moom Aly Ngouille Ndiaye donc te Linguère nekk ku xam Linguère xam ne ñoom ñëpp daanaka ay mbokk lañu noonu la Sénégal ñëpp nekkee ay mbokk ba nga xamee ni tey acte bi nga xamee ni waa CUDIS ak jàmmi réew mi ñu ngi ko fas yéene dem defi fële ca palais de la République dem jàkkaarloog président de la République di également président coalition Benno Bokk Yaakaar ils ne font que suivre ce que d'autres ont déjà fait mooy fexe ba juboo jàmmoo mën a am mais moi je reste ba léegi convaincu d'une chose mooy wàllu ko dox tànkub jàmm boobu c'est bien mais est-ce que am na lu ko fi jar moi c'est ma question est-ce que tey nekk nañ ci situation bu extraordinaire boo xamee ni dañ naan faw ñu jox tànk jàmm parce que ñi nga xam ne ñoo ci waroon wax nañ ci ba noppi muy kilifa diine yi te jàpp naa ni dégg nañu kilifa diine yi muy opposition muy pouvoir fi ñu mujjee nag peut-être que bu doon keneen dañ naan fa la ñu war a jiitu mooy dem d'abord ci ki nga xam ne moom moo yore le monopole de la violence légitime yaa yore armée yore police yore gendarmerie yenn saa yi ñu jiiñ la ni yaa yore ay nervi gis nañ li fi xewoon ci ay jamono c'est bien ñu dem fa peut-être que ça peut apaiser li nga xam ne moom mooy climat politique waaye bu ñuy dem ak bañ leen di recevoir na doon loo xamee ni day lalu ci dëgg nañu am sañ-sañ ak fitu wax président Macky Sall président de la République du Sénégal également président coalition Benno Bokk Yaakaar lii ak lii ak lii leen lay tuumaal yow ak sa régime lii ak lii ak lii boo ko dindee peut-être que ñi ngay jàkkaarlool di say vis-à-vis wala di say adversaire au plan politique seen xel dina dal ba bu ëllëgee bu ñu waree signer benn charte ñu signer ko dégam donte man jàpp naa ni amul lu ñu war a sax signer ndax tolluñu ci yooyu les jamono tolluñu tamit ci yooyu les difficultés mais nañu gën a fësal les images de ces gens politiques Bougane Gueye Dany Aly Ngouille Ndiaye maire Aly Lo wala le ki nga xam ne moom mooy adversaire u Aly Ngouille Ndiaye fële ca Linguère mais gis nañ fi benn image boo xam ne moi je m'en souviens encore mooy Ablaye Wade ci campagne électorale mu daje ak Macky Sall mais mu rafet trop seen diggante loolu la ñu xam ci Sénégal parce que bu ñu weesoo politique bi maa ngi koy wax barki Demba Ndiaye 14 jours la seen campagne électorale bu ñu ko xësee ba weesu ñu ne diw fal nañ ko diw faluñu ko diw daanu na diw jël na raw gàddu gi bu ñu paree ñooy toogandoo naanandoo ataaye wala waxtaanandoo ku ci nekk félicité sa morom loolu lañ fi xam Diouf laa fee su Wade avant muy jox nguur gi Ablaye Wade woo ko félicité ko Ablaye Wade def na ko Macky Sall def yamu ci sax dafa dem ba en tant que patriarche mu ñëw jàkkaarloog moom ne ko tàllale say loxo ma ñaanal la ba pare wax ay nitam ne leen kii de bu leen ko attaqué nañ ko bàyyi mu liggéeyam ça veut dire que loolu la ñu xam ci réew mi yeneen image nag yi nga xam ne xamuñu ko ci réew mi mooy ki nga xam ne da nga wor
trahir dem toog ñu yëkkati enveloppe jox la nga photo ba pare dem tasaare yooyu jéem a justifier loolu la ñu xamul ak justification yi nga fa mën a indi donc c'est ça cette image qu'on doit enlever du Sénégal mais yeneen image yi nii mooy image yu rafet yi. voilà le député du peuple ban jàngat ngay def si teewaayu Aly Ngouille Ndiaye si meetingu gëm sa bopp sa Linguère. loolu moo jaadu ku def le contraire aussi da ngay def lu la neex. gis nga nekk maire ci diiwaan taxul nga foog ni yow yaa ko moom ba lu la neex def wala nga nekk ci diiwaan ba kenn du la tudd wala nga nekk ci diiwaan ba képp ku xoolewul fi ngay xoole nga bëgg a soppali ko jimboori ci kawam maire yi ne Sénégal faaw ñu xam fi seeni ay pouvoir yam faaw ñu xam ne dañu nekk ci service population bi yooyu boo ko dajalee di nga xam di nga respecter sa adversaire bi nga xam ni ci localité bi la bokk ci ñi la confier li ngay doxal nga war leen a defal compte rendu bu sa gestion jeexee loolu benn jàngat la parce que dañu gis ci ay communes yu bëri maire yi dañuy mel ni ay jimboor yi kenn du leen tudd ndax seeni ay clan ndax seeni ay saaga ci réseaux sociaux yi et cetera alors que maire bi dukkudul dañ ko faa teg di ko critiquer et di ko laaj na def suñu gestion bu doxaloo ñu ni ko doxaloo fixé ko ni ko doxaloo et noppi pour wàcce ko ci localité am beneen bi ci des mooy lu mel ni bu continuer daanaka ni ko Birahim waxee jàmmi réew mi ak waa cadre bi seen mission dafay gën a yomb c'est vrai que na seen mission bi man toujours damay wax ni am na solo mais mun na gën a yomb lii bu amee parce que lii moom moo jaadu kon amul benn raison boo xam ni ay fitna dafay am ay violence dafay am ñu bëgg a dem ba bëgg a def loolu mu nekk farata ci jamonoy campagne élection locale gis nga yii fi faaw ñu am na leen nu ñu koy xoole te gis nga nag fitna ji mais amul benn yoon foo gisee ñaari coalition yi nekk ci opposition ci locale yi ci benn localité ñu indi fitna ñoom ci seen ay meeting wala seen ay rencontre saa boo gisee violence am benn coalition opposition bi la ak ñi leen di attaquer di coalition bu foog ni moom bu defee tous du ko ci fekk muy lu coalition bu féete ak gouvernement bi nañ ko joxañ coalition Benno Bokk Yaakaar foo dégg fitna ñoom impliqué wu nañ ci ñooñu nag la ñuy wax ni leen seeni kilifa yi nekk ci gox-goxaat yi il faut ñu arrêter violence boobu noonu buñ ci noppee nag comme tey daañu gisanteek njiital coalition Benno Bokk Yaakaar discours ba fiy génne dafay am solo nag ci population bi ci des waa jàmmi réew mi ak waa cadre bi ci jamonoy pré-électoral bi ñu nekk faaw ñu xool benn individu yi nga xam ni politique wuñu business suñu kenn xamul lu ñu def di génne ay kaddu yi ñaaw kaddu bu ñaawee te doon kaddu national booy xeex ndax national ci wàllu jàmm da nga yëkkati sa kaddu dénoncé ko. loolu moo jaadu te am na kaddu yu génn ci week-end bi ñaaw na trop. ñoom nañ ko dénoncé wala bu ñu génnee nañ ko boole seen lettre waa cadre ak waa jàmmi réew bi nañ dénoncé discrimination xeet ak xeet yooyu xajul Sénégal dafa ñaaw. dafa doy waar ayca lu mu ci manti doon da jàppale ne Soham Wardini maire bu Dakar nee na nag moom charte boobee da bu ko candidat da koy signé te du ci am benn laam-laame ndax amul dara lu mu cay seet lépp rek la ñu si jublu moo di dox tànk jàmm rawatina ci élection yi ñu dëgmal ñu teewlu ay kàddoom. pour waxtaan ak ñoom pour indi jàmm ci réew loolu nag bu amee yaakaar naa ne ñëpp war nañ leen dalal déglu leen bu ñu amee lu ñu leen bëgg a jox comme suggestion ñu jox leen ko bu ko defee ñun ñu ànd d'accord ci benn charte boo xam ne danañ ko bind ñëpp appliqué ko man Soham Wardini maire de Dakar charte yi bu ñëwee naa ko signé parce que ñi ma gis doy nañ ma li ñu wax dégg naa ko doy na ma bu ñu ko indee naa ko signé. jàppale ne gannaaw Soham Wardini ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr moom maire bu Yoff woote woon na ab ndaje bu mag foofee sa commune ba ngir nag fésal wane boppam ci wàllum mobilisation ba noppi ma ngi lay xam ne yàggatul dara dana woote beneen bu ndaje bu nga xam ne ni dana sa fésal programme am ngir nag mairie ville bu Dakar Abdoulaye Diouf Sarr ay kàddoom. Aux enjeux de Dakar par rapport à la ville de Dakar. Inch'Allah, très bientôt, nous allons faire un très grand meeting de présentation des investisseurs de Dakar pour présenter à la face du monde et aux populations du Sénégal et de Dakar notre programme, un programme extrêmement ambitieux pour reprendre Dakar. Bon donc duñ ci sori Inch'Allah, comme d'habitude danañ fi assurer une victoire éclatante. La victoire de Yoff sera parmi les victoires qui vont tirer la liste de Benno Bokk Yaakaar ici dans le département de Dakar.
ko woote woon meeting moo di Abdoulaye Diop maire bu Sédhiou daal di say profito xam na ne kon nag dañ na ne fa amal yeneen ci ay chantier bu fekkee tegaat nañ ko ci jal bi ba noppi it xam na ne kon nag liggéey yu nga xam ne dafa ñeel ay infrastructure yu ñu fa dooroon te mu tagga tembe lépp dañ ko tàmbaliwaat ngir matale ko ñu ànd Cheikh Ibrahima Diallo. Place terrasse bu Sédhiou moo dalal méga meeting d'investiture. ñu jégalu ci qualité boobu lépp élément si tënk Nabadji Civol département bu Matam la féete maire sortant ba ci boppam askan dañu ko doon yuuxoo ci njeextulaay bés bi lañu ko doon joxañe baaraam du lenn dul moom Abdoulaye Sall la ñu ko doon moom ci boppam la ñu ko doon reproché moo di li mu jige ko njiitu réew mi président Macky Sall waaye it proche nekk président Benno Bokk Yaakaar ba noppi it te si diirug 7 ans amul dara lu mu fa def amul ambulance marché ba amul ay lampi mbedd lampadaire solaire yi gisuñu seen wàll li nga xam ne mooy terrain de football ba kenn clôturé wu ko mu di ay jàmbat yu nga xam ne mi ngi fa tege te ba fii France daal di xëddeen du ñàkk daañ ci dikkaat si sunu yeneen jotaayu xibaar sa Mbuur la ñuy dem ak nag lu yees yi nga xam ne moo amoon ci cong nga fa amoon ci usine chinoise bi di CWE te mu nekk sa Sindia juróom-benn ci ay individu ay juróom-benn ñu nga xam ne ni jamono ji ñu ngi leen di seet kenn gisu leen juróom-ñeent jot nañu ne placé sous mandat de dépôt dañu leen téye foofee sa Konkoma village ba juróom-ñeent ñi foofee la ñu baw askan wala dañoo met ba futt ndax nee nañu dossier bi dañu ko bâclé maanaam dañu ko patame ñu ànd si Alioune Badara Sonko. coowal attaque usine chinois yi nekk ci Sindia ba léegi pënd bi wureegul buy sukkandikoo ci ay information yi nga xamante ne jot nañ ko taataan lu toll ci fukki nit ak juróom ñoo song bile usine juróom-ñeenti ci ñoom jamono ji nag ñoo ngi leen placé sous mandat de dépôt ca maison d'arrêt et de correction bu Mbour juróom-benn ci ñoom gendarmerie moo ngi leen di wër bu méttee métti waaye ca dëkk bi nga xamante ne mooy Kokomba askan wi ñoom mer bu futu lañ def ndax ñoom dañoo jàpp ni enquête bi dara baaxu ci dañ ko bâclé. nan ngay ñëwee ci dëkk bi yëpp jàpp ko motul fukki fan nga jàpp ñëpp ne ñii ñoom dañ koo def te amu ci kenn koo fekk mu yor loo xam ne dañ koy tere amu ci kenn koo xam ne nee na ne lii man maa ko def amul kenn ci koo xam ne dañoo daj ak moom ci àll mu yor luñ koy tere lu tax ñu mën koo jàpp donc looloo tax ñu ne li tax ñu patami mbir mi ñëw jàpp dëkk bi yëpp même pas une semaine ñu jàpp leen defeere loolu am lu nekk ci biir. ñoom nag ñi interpellé ki nga xamante ne mooy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome. ñu interpellé ministre de l'intérieur ñun ay citoyen lañu. en tout cas ak li ci mënta am ñoom askan Kokomba ñi ne jël nañ ay avocats yi nga xamante ne ñooy plaidel yii la juróom ñeenti nit yi nga xamante ne ñoo ngi tëdd jamono ji ca maison d'arrêt et de correction bu Mbour. mu dul xewee sa Sindia Konkoma village ba noonu la tuddee askan wa nee nañ dañu bâclé dossier bi de ba sabab ñu teg loxo juróom-ñeenti ñi elage xëy na askan bi ay enquêteur lañ xëy na ñoom ay enquêteur lañ. Badou ay Colombo. dossier bi maam. moi je pense que enquête bi toll. bu ma leen doon xelal damay wax ñoom ñu collaborer ak waa gendarmerie pour ñu mën a teg loxo yeneen juróom-benn samba boy yi daw ba noppi. di daw ñu leen di wër. wala ñu foog ni ay samba boy la ñu. parce que enquête bu dara amee mënoo ñëw jàpp kenn parce que amoo directement preuve ci moom soupçon la enquête la ñu wax. da ngay téye di continuer di chercher loolu mooy yoon jàppoon nañu 41 premier jour ba 41 bàyyi nañu ci ñoom 32 retenir ci ñoom juróom-ñeent di seet juróom-benn loolu enquête la wala du enquête. gis nga localité bu ñu bëggee kaaraange du question yet bi dafa dal ci sama kaw même bu dee sa doom même bu dee sa jarbaat même bu dee sa rakk boo bokkal ndey ak baay bu ñu ko cité ci loo xam ne affaire vol la. da ngay bàyyi yoon def liggéeyam mu ne enquête am ba mu leer bu leeree bu setee gàcce ngalaama. bu fekkee setul nga xam ni moom moo dëng. gis nga doom wala jarbaat kenn du ko cautionner ak jubadi gendarme yi nekk foofu man xaw ma leen mais du ñu ay dof mais gendarme yi yabuñu waa dëkk ba. ñaata dëkk moo nekk Diass moo nekk Sindia ak li ko wër man sama village ci Sindia la bokk ay jeunes ñu ngi fa. yeneen village ci Sindia la bokk ay jeunes ñu ngi fa Sindia ci boppam ay jeunes ñu ngi fa mais lan moo tax ñu am preuve am piste bu ñu topp ba dem ci dëkk boobu man bokk naa ci njëkk a dénoncé descente bi gendarme yi def foofu noonu. mais gendarme yi dañu am information boo remonté information yi xool ni ñu ko defee ak ni ñu leen jàppee da ngay xam ni yabuñu leen pour dem jàpp leen parce que dëkk ya fa nekk bari na enquête bi fi mu toll man bu ma leen doon conseillé waa dëkk boobu noonu.
léegi naa sax ci sama analyse neen daañu mooy yónnee sommation interpellative maa ngi xaar boobu les sommation interpellative merci j'assume mes propos gendarme yi yabuñu waa dëkk boobu pour dem di fa jàpp 41 personnes dañu jàpp 41 libérer 39 retenir 9 di chasser 6 nañu collaborer ak la justice pour ñu jàpp 6 yi des bu ñu mënee enquête bi approfondir ko ñu juger leen képp ku ci bokkul bokkoo ci mais képp ku ci bokk ñu teg la loxo parce que dénoncer sa doom bu jubul dafa yokk sécurité ci sa biir famille foog ñu bàyyi caaxaan encore les journalistes bu ñu woowee ci yenn rencontre yi yenn ba ngoon jot du événement nañu ñëw couvrir jël déclaration ba dem ñibbi mais yow wootem ndajem ngénte wala tuur rey ay nag def noos pour dénoncer la justice jaru ko xam nga looy dénoncer bu fekkee sama doom voleur la wala sama jarbaat dama koy dénoncer collaborer ak la justice loolu mooy dëgg ma mbay yoon di def liggéeyam jamono ji askan wa ñu ngi koy ñaawlu nee nañ dañu bâcler dossier bi Birahim noo ko jàngatee. waaw mooy li Mansour di laaj rek est-ce que ñoom ay enquêteurs lañu il faut pas que ñu fragiliser yenn ci ay institutions ci réew mi ak ñenn ci ay liggéeykat ci réew mi su ma nee fragiliser yàlla dafa def ñu am gendarmerie bu xarañ yàlla def ñu am police bu xarañ ñu leen di woo sax ci yeneen i théâtre d'opération à travers le monde surtout en Afrique ndax professionnalisme bi ñuy wane yàlla may ñu muy daanaka tous les corps habillés yi nga xamee ne ñu ngi ci réewum Sénégal armée police gendarmerie les militaires paramilitaires mu am loo xam ne dañ leen ko bàkkee c'est pas parce que d'accord am na samay ñooñ ñu jàpp wala sama doom wala sama jarbaat wala sama rakk wala yeneen ak yeneen nga bëgg na sa xel liggéeyub gendarmerie la gendarmerie ne peut pas se permettre di dem ci benn dëkk gàddu ay jeunes yu fa nekk gratuitement am na enquête boo xam ne tàmbali nañ ko mais nañ leen bàyyi ñu àggale seen enquête te xam nañu ni ci wàllug justice am na yow loo xamee ni yoon may na la sañ-sañ wi bu ñu demee ba jàpp sa ñooñ am nga sañ-sañu déjà wutal ko avocat bu fekkee ni mënoo ko wutal avocat li ñuy wax naan un avocat peut lui être commis d'office pour justement sauvegarder li nga xam ne moom mooy dignitéem sauvegarder également bu fekkee ni parce que ba léegi dañ naan présumé innocent jusqu'à ce que ñu prouver ni kii de li ñu ko jàppee ak fait yi ñu ko jàppee prouvé nañu ko ñu dem ci yoon te bu ñu demee ci yoon dafa am ay étapes yow mi nga xamee ne yow yaay ñooñam am nga sañ-sañu wutal ko avocat am nga sañ-sañu bu fekkee ne dañ ko jàpp ba war ko atte ba atte ko ne dañ koy teg ay daanu kaso wala ay daan ci wàllu koppar am nga sañ-sañu interjeter appel donc ñoom fi ñu toll nii lan lañu mën a def mooy toog ne tekk di seetaan lan la justice gendarmerie muy procédure d'enquête bi nga xamee ne ci lañ nekk parce que gendarme du dem jàpp noonu dugal am na ci lu ñuy woowee benn luñ ko sant mu jóge ci procureur ndax balaa ngay dem di jàpp mën nga dem jàpp ba pare ñëw ne je vais déférer au parquet parce que damay woo procureur ne ko jàpp naa diw ak diw ak diw ci enquête nangam ak nangam ak fii laa ci toll lii moom mooy këyit yi nga xamee ni moom laa ci jot a bind fii laa ci toll mu ne la nañ ma ko indil wala nañ ma leen indi buñ ma leen indilee par rapport ak yow li nga wax man naa leen déglu naa xool ak yu ni mel léegi nag nga suivre étapes yi mais tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui ay nit lañu xam nañu ni lépp loo xamee ni gendarmerie def na ko wala police ci lu jëm ci wàllu enquête am na ci base yu légal wala ci base yu leer yu ñu ko génnee mais nañ leen bàyyi ñu def li la koy firndeel sa biir est-ce que ñoom xam nañu ni ñu ngi chercher 6 ci ñoom donc xam nañu ni 41 personnes la ñu jàppoon xam nañu ni libéré nañu 39 di retenir 9 est-ce que xam nañu ni ñoom waa population bi ñu ngi chercher 6 ci ñoom est-ce que xam nañu ci ñoom ñuy menacé am na ci ñoom ñu ñuy chercher donc mu def naa li gënoon mooy mettre à l'aise ñi nekk ci biir parce que ci biir ñi ci nekk am na ñoo war a génnaat ñoo xam ne xëy na bu ñu approfondir situation yi ñoom xëy na du ñu jël benn peine donc il faut Sénégal foog ñu tàmm di collaborer ak enquêteurs yi muy la gendarmerie et la police di collaborer ak la justice et respecter leen en même temps bu ñu nekkee ci procédure enquête ñu bàyyi leen ñu def seen liggéey. c'est ça ndax loolu la ayca dañuy dem ba sa Daara Jolof xam ngeen ne comme fa la ñu wootee bëccëg bu ñu jagleen wàllum sàmm gi moo nekkoon juróom-ñaareelu édition bi mbooloo ma wuy si woon sa nag ba tax koo bari waaye terewul njiitu réew président Macky Sall jot na faa yëkkati ay kàddu xam ne nag bëgg-bëggam du lenn lu dul moderniser secteur sàmm gi ñu teew lay kàddoom. dégg naa si jafe-jafe yi ngeen fi wax vol de bétail mu ngi continuer
mesures yi ñu jël muy code pénal ak code de procédure pénale maa ngi jëlaat engagement ci di leen gunge ci càmm gi wax nañu entrepreneuriat investissement ci wàllu mbéy mi ci wàllu càmm gi waa ANIPL maa ngi leen di xamal ni wax naa léegi ministre bi il faut que année 2022 ñu yokk suñu loxo ci subvention nag yi ñu jëlee bitim réew ñu jëlee ko de 30% à 50% de subvention de la part de l'État pour que fii ak fukki at nag yépp yi juddoo ci loolu fii ci réew mi dañu am une amélioration génétique. laata ñuy waxtaanee engagement yooyu mu jëlati ci kanamu sàmmkat yi sa bëccëg boobu de bëri na ci ay sàmmkat yu nga xam ne ni nee nañ ñoom ñooy nekk sa àll ba di sàmm seen i nag ñoom ci boppam ñoo waroon a jël parole wax dëgg nag jafe-jafe yi nga xam ne ñoom la ñuy dund waaye kenn joxu leen parole kenn si ñoom jot na saa yëkkati ay kàddoom di Ali Sow sa marché hebdomadaire bu Daara Jolof la yëkkati yooyu la kàddu ñu den teewlu ko Mass Ndiaye. mais li ñu gis démb vraiment dalu suñu xel ndax mbiru cantante fa nekkoon mi di gërëmante jàppal ko mu bàyyil sàmba te loolu xaaruñu ko woon lu ñu xaaroon mooy ñi nga xam ne ñi nekk ci secteur de l'élevage bi nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy xëy ñu ko xam ne ku mel ne dara dimanche daral daara bee nga xam ne problème yi fa nekk chaque jour que jëfee nag rey fa nit wala nag gaañ fa nit loolu bokkoon na ci ay motuwaay yi nga xam ne waroon nañ ko mën a jël non ñun kenn waxaluñu ay politiciens la ñuy jox parole bi ñuy santante te gërëmante mais ku ci mel ne Ali Salah Diop commencé guddi def erreur commencé gul di juum te njuumte boobu ñun dañ ko koy corriger waxuñ pour bañaluñ ko mais dañ koy corriger ko nekkoon na teggi tànkam fii mu teg ko fii pour élevage bi mën a avancer mënuñu concevoir yow nga ne yow kese li ngay liggéey mën a ci impliquer kenn mën a ci dugal benn acteur te wax naa ko une fois yow mën a tëdd Dakar nga ne ci say bureau benn nominé la def le ministre de l'élevage nga jikkaat pour mën xam l'élevage. mu ngoog dafa bokk moom Ali Sow si sàmmkat ya nga xam ne nee nañu gisuñu seen bopp ci bëccëg bu ñu woote woon jagleel ko sàmmkat yi njiitu réew président Macky Sall waxati na fa yeneen engagement yu mu jël ci rawatina sàccum jur gi El Hadj. da ngay gis ni mu xaw a paradoxal tuuti li xew foofu noonu Daara Jolof njiitu réew mi wax na wàllu génétique mu yokku élevage bi ak variété yi nga xam ne xëy na ñooy ay pur sang ni ñu koy faral di woowee. vraiment daaw jéeg defoon na politique bu am solo parce que nag yooyu muy wax noonu 2018 2019 indi woon nañu ci benn quantité fii Sénégal. séddale ko ci anam goo xam ni xëy na sax ñëpp tàcc wuñu ko woon mais daanu mënut a daj suuf boobu kenn critiqué wul bu fekkee xam nga ce qui se passe mais dama foogoon ni bu ñu indee xeetu nag yooyu noonu muy produire tey li ma doon xaar ci président mu wax résultat wu nag yooyu mu indi woon ba noppi. fan la toll ci ferme yi ñan la ñu leen joxoon est-ce que ñooñu dañ ko tas wala ñooñu dañu ko accaparer pour moom ko pour seeni ferme kese parce que loolu moo nekkoon politique bi mooy fexee am ay races yu baax ba noppi tas ko ci Sénégal kon ci journée de l'élevage bi bu tuddaatee races yooyu moom njiitu réew mi waroon na dellu soit ci defal nit ñi bilan wala ñi amoon chance am accès ci nag yooyu defal ko bilan boo xam ne dina mën a bokk ci li muy joxe comme ni lii laa fi defoon donc résultat bi laa ci am. loolu benn la càmm nag boo bëggee mu développé doo ko yemale ci loxoy millionnaire ak milliardaires yi kese ki mën a jënd benn nagu 5 millions bokkut ak Mame Mbaye mi am 600 000 bëgg ñaari nag kooku bu jëndee ñaari wëllu yu jigéen fan lay jaar ba mën ko fructifier ba mu yokk foofu la question bi nekk éleveurs yi ndaw yi mat nañu fukk ñi nga xam ne ay millionnaires éleveurs lañ donc ñooñu fokk ñu veillé ci ñoom moo tax bi njiit réew mi jeexalee juste ki wax noonu di gisul boppam ci bisu élevage bi mais mënu koo gis parce que wax naa leen rencontre boobu journée de l'élevage affaire rencontre prestige la ak mbumbaay prestige mooy fa ëpp nag ya ñu fay présenté du nagi Sénégal fas ya ñu fay présenté du fasu Sénégal pourtant ñun am nañu suñu ay races yu adopté ak suñu climat yoo xam ne itam même mun nañ ko améliorer indi yeneen i races mais du tax ñu gàcceel yi fi nekk parce que bi rey nag bi nekk Hollande ak nag bi nekk Sénégal ñoo bokk nombre de mois yi ñuy ëmb ñoo bokk anam bi nga xam boo ko gérer boo ko téyee noonu la ñuy ëmbee espace ak cadre de vie bi mu soxla boo ko joxee da nga ci am résultat mun na am nag différence ci wàllu njëg yi mais mun na am différence bi am ci wàllu njëg yi ci connaissance bi ak business bi lay doon man mun na am benn ginaar tey vraiment boo xam ne boo soxlaa maal bi 20 000 laa la koy jaayee
mais mun naa jënd vraiment ci benn mbokk boo xamante ni du ma dikkee sax 5000 parce que connaissance su milieu de vente yi la boo gisee li tax Omar Sow mooy ki moom bergerie Khadim Rasoul Bekaya li tax politique am ci wàllu élevage am solo te rafet bu Tabaski jigéen say buy def opération day fekk Birahim am na benn xaru laadum mënu koo jaayee 20 millions mënul nekk c'est pas possible parce que kon xamul milieu bi te raasam nekkul race bu ñuy sélectionné tey pour mën a dem jëkkante ji kuyam boobu et bëgg naa jaay kuyam boobu donc Birahim gisul ku mu jaay kuyam boobu 2 millions parce que xamul cible clientèle bi jënd xaru 2 millions Omar Sow danaan la indi ko ci sama bergerie man am naa connaissance su xam ñiy jënd kuuyu 2 millions xam nga loolu dafa am solo tey ñaata ci ay ndaw ñu am ay kuuy yu ñuy jaayee 1 million wala 2 millions te gisuñu ku ñu ko jaay parce que nekkuñu ci milieu bi xamuñu seeni ay cible politique yooyu la ñu war a gën a dooleel def ay résultats te vraiment dindi prestige bi nekk ci journée de l'élevage ay pitaxu 1 million ay fa ay nagi 10 millions ay fasi 10 millions yooyu boo ko wanee dañuy xam ne du suñu race te da ngay xam ne du sàmmkat yëpp ñoo ci egg plus folklore ba fa nekkoon day na waar. voilà Birahim président Macky Sall taxaw ne kon donte loi baa ngi fi jëm ci criminaliser vol de bétail waaye terewul gis na ba tey ne mbir maa ngi fi est-ce que loolu dafay firndeel lajjateeg loi bi. du lajjateeg loi bi mais suivi c'est toujours le problème qui se pose chaque fois au Sénégal wax nañ fi wàllug loi pour wàññi location gis nañu ni suivi bi amu ci ba nit ñi ñu ngi defaat lu leen neex wax nañ ci wàllug criminaliser vol de bétail ak dugal ko ci code de procédure pénale code pénal gis nañu ni amul suivi c'est le problème de suivi qui se pose aujourd'hui au Sénégal te bu ñuy wax tey xam nga woon lan lay xaar ci journée de l'élevage bu ñu ci génnee ñu ne ni ñu ngi nekkoon ci wàllu autosuffisance en production animale ci temps jóge nañu ci temps boobu ci at daaw ñu ngi ren ci at ci beneen moyen wala beneen niveau plutôt ci wàllu autosuffisance boobu mais moi je ne peux pas comprendre que chaque année ñu dem jéggaani xar pour tabaski chaque année ñu dem Mali Mauritanie ak beneen dëkk pour jéggaani xar pour tabaski gis nañu fi ba ci ay màggal wala ay yenn ci ay bés yoo xam ne dafa am importance ci réew mi ngay gis koo xam ne day génn Sénégal dem fu ci mel ni Mali wala dem Mauritanie wala dem beneen réew pour mën a indi ay nag parce que peut-être amoo ci suffisamment il faut nécessairement que bu ñu jógee ci benn étape di dem ci beneen journée de l'élevage at bu nekk au-delà comme li Mansour di wax nañ def bilan atum daaw mais nañu mën a sénégalais bi ci boppam mën a sentir ni y a eu une différence entre daaw ak ren ci lu jëm ci wàllu autosuffisance boobu parce que loolu li ñuy xëy ni di wut ay génisses yu ñuy jëlee ay Hollande mais am na ay jamono indiwoon nañ fi ay centaines de veaux ay bœufs yoo xamee ni ñu ngi jóge woon Brésil parce que dañ jàpp ni et ça c'était avec Aminata Mbengue Ndiaye ni yooyu les nag yu ñu doon indi climat wu Brésil boobu moom mooy daanaka climat wu Sénégal donc dañ leen mën a utiliser fii ci lu jëm ci wàlluk bu fekkee dañu soxla meew ak yu ni mel mais am na beneen défi boo xam ne nit ñi war nañ ko relever mooy tey di nga am ay nag yoo xamee ni dañuy lay produire meew par jour ñu ne la 30 litres nag bu nekk mën na ko indi wala 20 litres wala 25 litres mais transformation boobu ça pose problème conservation bi ça pose problème am na ay unité de transformation ak de conservation yoo xam ne amoon na fu ci mel ni boo demee fële ca Louga ñu ne la boo demee Linguère am na peut-être unité de transformation ak conservation ci wàllu meew boobu ba nga xamee ni tey di nga mën a produire meew di ko jaay ci biir réew mi mais tey meew bi ñuy utiliser fii lu ci ëpp da ngay dem jéegaani ji ko boo demee ci supermarché jaay la meew boo xam ne France la jógee alors que war nga am normalement possibilité ak nag yi nga fi yore ak élevage bi ni nga koy defee muy élevage intensif fexe ba lépp loo soxla ci wàllug ndawal lépp loo soxla tamit ci wàllug meew mu nga bañ ko war a dem jéggaani ji mais mën ko am fii ci biir réew mi mais pour ça il faut nécessairement que je sais que direction de l'élevage mu ngi ci def kéemtalaay kàttanam ministère bi mu ngi ci def kéemtalaay kàttanam mais nañ leen gën a appuyer ba nga xam ne bu déwénee par exemple bu ñu dem ci lii di tabaski duñ la ne ni on va aller chercher plus de nangami milliers de moutons Mali wala Burkina Faso wala Mauritanie fekk na ñun ñu am ko suffisamment au Sénégal. ñu waxtaanee kon jigéen ñi fii ci réewum Sénégal ani lan moo tax doole ja ñu war a am amuñu ko loolee la ko waral du lenn lu dul nañu leen war a taxawoo lañ ñëw deful loolee moo di gis-gis suñu Lalla Aïcha Fall responsable politique la actrice de développement
moom dafa jàpp ne kon faw nag jigéen ñi ñu gën leen a taxaw rawatina ñi nga xam ne am nañ si lu ñu jàpp ngir nañu dem ba mën a demal seen bopp ci wàllum koom ay kàddu la mu yëkkati ci foire bi ñu tuddee Made in Sénégal fësal li nga xam ne fii la ñu ko defee ci réewum Sénégal waa CODEC si seen jàppandal la ñu ko organisé moom moo nekkoon marraine ba lay chefal ñu teew lay kàddoom. waaw xam nga accompagnement dafa am parce que boo nee accompagnement tam dafa war am des mesures d' accompagnement parce que boo nee accompagnement toog rek du def il faut que nga wan leen yoon mooy fan nga ne war a jaar ba nga xam ne lii nga xam ne chaîne de valeur la commencé point A dem ci point Z loolu nag la moo tax tey daje bi am solo ndaxte au delà de l' exposition dañoo def benn panel boo xam ne war nañ leen boo defee les concevoir ce produit nan la war a mën a def ba tegu ci yoon ba nga xam ne mën nañ ko jaay fii mën nañ ko jaay bitim réew te def naa loolu ñoom ñëpp suivre nañ ko ñu am si mbégte lool nag ànd partenariat boobu parce que tamit génn na ci benn initiative bu am solo mooy c'est-à-dire initier c'est-à-dire aller dans une synergie d'ensemble parce que lu benn mën ñaar ko dàq. ni leen ko waxee ci ndorteelu bi la jotaayu xibaar 8e conférence ministérielle du forum bi ñu jagleel diggante Chine ak Afrique fokk ak la ñu ko tuddee mu mel ni kon daañ ko door tey jii dar fëskee ne ko ndar képp fanweeri fan ci weeru novembre sa centre de conférence bu Abdou Diouf sa Diamniadio ngir wàccaale nag am ndaje la ñu woote woon si diggante jëwriñ ñu dénk wàllum sénégalais nekk sa biti réew Aïssata Tall Sall ak nag bu réewum Chine jot nañu fa nag xaatim yenn ci ay accord ñu ànd Cheikh Younoussa Baldé Madani Marega. Sénégal ak Chine xaatim nañu ñaari accord ci wàllum mbéy mi waaye it tamit ci wàllum wér-gu-yaram ministre des affaires étrangères bu Sénégal di xam ne nii rek ñaari pays yi nag am na ay convention yu am solo yu nekk seen i diggante rawatina ci wàllum koppar Aïssata Tall Sall di xam ne nii rek convention yooyu de boo ko xayma mu ngi toll ci junni ak ñaari téeméeri milliards ci suñu xaalis at bu nekk Sénégal dina jot lu gàtt juróomi ñetti fukki milliards ci suñu xaalis bàyyeekoo ci Chine. loolu nekk ay appui ci secteur yu bëri secteur stratégique yu mel ni agriculture maanaam mbay wàllum wér-gu-yaram wàllum industrie wàllum cosaan ak aada waaye tamit wàllum infrastructure ci lu soxal lépp lu nekk programme ku jiite diplomatie Sénégal di xam ne nii rek mu ngi jàppale Sénégal ngir mu am ay infrastructure yu am solo li koy mandargal mooy autoroute Ila Touba musée des civilisations noires arène nationale bi autoroute Mbour Touba boo xam ne am na financement waaye it defaraat ay stades régionaux yu bëri ci biir réew mi ci wàllum wér-gu-yaram Aïssata Tall Sall di rafetlu tamit taxawaayu Chine di xam ne nii tamit Sénégal moom principe bu benn Chine lay soutenir Chine boo xam ne dafa boole njabootam. forum bi est-ce que du ak tontu jëm ci lëkkaloo bi waroon am si diggante Sénégal ak États-Unis de Amérique ndax dañoo gis ne peut-être lajjate la ba waa Chine fu mu nekk ni ñoo imposé wu Birahim. En fait Mambay c'est que c'est l'Afrique malheureusement. Ou heureusement mais je dirais plus malheureusement moom la ñëpp di teg bët su ma nee ñëpp mooy États-Unis muy Europe muy France muy Allemagne muy Angleterre muy tey Chine muy ba ci Israël. comme li nga xam ne moom mooy suñuy ressources naturelles Afrique la des nekkul Europe nekkul États-Unis li tax yooyu les grandes puissances di daw si di ñëw Afrique di signer ay partenariats di signer ay conventions di waxtaan si c'est pas parce que dañoo wekk c'est pas parce que dañoo teg fenn c'est parce que am na lu ñu bëgg suñuy suuf am na lu ñu bëgg si suñu réew am na réew yu ci mel ni tey da ngay dem ñu ne la Mali wala Guinée li ñu am ci seen wàllu ressources minières daanaka ci yenn ci ay ressources minières ñoom ñooy sax premier producteur au plan mondial mais feeñul ci seen koom-koom feeñul ci seen doxalin tout simplement parce que muy Europe muy États-Unis muy Chine ku ci nekk sa intérêt moo tax ngay daw dafa am xeex bu am diggante ci le plan économique États-Unis ak Chine ñu ne Chine moom mooy première puissance au plan économique yenn saa ñu ne non États-Unis moom mooy première puissance au plan économique léegi dañu nekk ci benn xeetu
colonisation bu bees. benn xeetu colonisation boo xam ne c'est sur le plan économique Chine di ñëw Afrique ci dëkk yu bari Chine tey dem nañu ba daanaka moom lu bari. États-Unis di tàmbali ñoom tamit di ko def ci wàllu Afrique yu ci mel ni France bu ñu ko defee yàgg na donte ils ont perdu du terrain. face aux autres muy ay Chine ay États-Unis ñu ngi seet nu ñuy dellu see ci li nga xam ne moom mooy Afrique parce que c'est une terre boo xam ne d'avenir sur tous les plans. ñoom nag il faut que ñu xëccoo ci seen wàllu léegi nag Afrique moo war a xool boppam ba xam lan la mën a joxe lan la mënul a joxe et surtout lan la war a mën a sàmmal boppam tey lépp ba ci vaccin sax boo koy wut da ngay dem ca bitim réew ñuy xëccoo seen biir naan vaccin wu Chine baax na wala vaccin wu États-Unis baax na wala vaccin wu Allemagne baax na boobu temps ana Afrique ci loolu te pourtant ce sont des scientifiques qui sont ici ci wàllu boo gis am nañu ay nit ñu xarala yu mel noonu ñoo xam ne mën nañu ko liggéey fii ci biir Afrique waaye gëmuñu suñu bopp. C'est ça le problème aussi. voilà jamono ji nga xam ne ñu ngi wax consommer Sénégal maanaam li ñuy bayee fii ñu daal di koy jëfandikoo wala lu ñu fi liggéey ñu daal di koy jëfandikoo mu mel ni kon Sénégal mu ngi wéy di bàyyi xel bu baax partenariat yi dox si digganteem ak nag yeneen réew yi bi misaal li mooy bu Chine bi nga xam ne tey ji dañuy woote seen forum bi. xam nga partenariat mënut a ñàkk. chinois ñu ngi fi ñëw di wut si gerte chinois ñu ngi fi indi seen entreprise di tabax ay infrastructure ngir en retour ñoom itam ñu am lu ñu ci bénéficié wu. problème bi ci partenariat bi askan bi dañ ci war a gis seen bopp askan bi dañoo war a yëg ni États-Unis bu ñu fi ñëwee am ak ñun benn partenariat lii la feeñ ci dundinu askan wi bu dee waa France lii la feeñ ci wàllu askan wi bu dee waa Chine lii la feeñ ci wàllu askan wi ci seen dundin ci seen yokkute bu fekkee dañu fi ñëw implanté fi ay sociétés yoo xam ne du ñu amal askan bi njëriñ c'est pas la peine société yoo xam bu ñu ñëwee dañuy liggéeyloo xale yi ak ay salaires yu misérable amul benn njëriñ amul benn entreprise bu yi ci nekk fii Sénégal comme ay Total nga xam ne France la jógee wala beneen bu jógee États-Unis wala même yeneen entreprise yi nga xam ne ci pays arabes yi la ñu jógee ñëw implanté wu fii Sénégal ñimewu ñoo fay beneen réew li ñuy fay doomu Sénégal ci wàllu salaire yu misérable même boo débuté di fay salaire yu baax sax ci sénégalais yi collaborer ak yow di liggéeyandoo ak yow ñoom ñoo lay wax ni li ngay fay dafa ëpp muy problème boo xamante ni bii daanaka dafay dem ba partenariat bi dootul am njëriñ Birahim yenn saa yi wax ko ni état bi moo war a recruter mais bu fekkee recruter wul ay partenaire am yi ëpp solo mooy privé gi nga xam ni ay entreprise yu war a recruter lañu mais bu fekkee état bi dimbaliwul entreprise privée yi nga xam ñoo koy jàppaleel ci wàññi limu ñiy demander liggéey dafay poser problème mais bu dee ay étranger itam dañoo ñëw di wàññi limu ñi bëgg am liggéey di ci jàppale gouvernement bi mais loolu nekk trop liggéey daanaka du am benn sens Birahim ju ñu ne sànq arène bii nga xam tabax nañ ko fii mais ñi ciy joytu mu ëpp fuuf ñi ciy bénéficier wu. et tey waroon na nekk benn infrastructure boo xam ni multifonctionnel lay nekk pourquoi làmb kese kon waa Pikine yi nekk ci wetam di joytu ni stade bi insécurité la leen indil stade bi wala arène bi ay inondation la leen di sababal ndaw ñooñu mun nañ fay def ay façon sport ay forum ay rencontre yoo xam daanaka day mujj ci ñoom ay doon ci ñoom ay avantage parce que mënut a ñàkk xanaa au moins benn salle sax bu ñuy defee séminaire ci lu toll ni arène nationale et yeneen stade yi la même chose yoon yi Sénégal yi faaw ñu gis seen bopp tali yi tey boo jëlee exemple waxuma Ageroute moom waxuma kii Eiffage moom ñëpp xam nañ ni ñooy autoroute bi gën a cher da ngay fay 2000 francs fii ak AIBD moo gën a cher te boo xoolee seen ay mode de financement pratiquement defuñu lu am solo Sénégal def li ëpp suñuy entreprise ñoo ko liggéey suñuy doom ñoom ñoo fay liggéey ay doomu Sénégal ñoo koy jël mais moo gën a cher mais beneen autoroute bi sax laay wax muy Eiffage bi tey boo seetee Sénégal am na ci doole boo xam ne ak taxawaayu Ageroute mais ci dëkk yi mu jaar fu mu jaar ba dem bàyyi na fa conflit boo xam ne daf lay wan ne chinois yi ñuy gën a sax bénéficier wu Sénégalais yi maam tey am na conflit ci wàllu suuf yu am ci diggante population ak maire yi tax na taliba même bu dee infrastructure de développement la dootul amal askanoo njëriñ parce que bu ñu daggee li ñuy jël ci suuf ba noppi restant suuf yi maire yi dañ koy xëccoo ak population ba gis nga conflit boobu xam nga maire bi xëccoo desu suuf ak population am du ñëw ci Ageroute forcé ko ni ko jëlal ma nangami jeune ci sama localité. non. donc problème yooyu moo tax Sénégalais bi lambda
du mën a gis vraiment partenariat wala coopération yi am diggante Sénégal ak réew yi nga xam ne seen loxo dafa jot seen ginnaaw parce que suñu gestion fii au niveau national moo baaxul suñu ay kilifa ñoo mel ni dañu desee am yërmande ci seen population bi war a am au moins salaire boo leen permettre ñuy dundal seen njaboot. jaajëf le député du peuple xam naa dañu waxtaanee tout à l'heure ak Pape Mantambu Pape Bouba Diop tey lay am 1 an ci biir suuf dinañ ko waxtaanee suñu borom xare ko àjjana. voilà dinañ ko waxtaanee tout à l'heure ak Pape Mantambu tàggat yaram. alors le député du peuple rendez-vous 13h. 13h avant 13h 10h kii 9h incha allah. incha allah ci Zik FM Birahim Diadji Touré jarul ngay ree ñun xam nañ ko 10h temps yi da nga koy tayle. gars yi dañoo namm baat bi. yaa ngi def ay ci rendez-vous ko demain. à tout à l'heure incha allah c'est la matinale. incha allah dafay dikk ci tàggat yaram. ayca borom jam city ak Dougar maa ngi laa nuyu Papa Anta. maa ngi laa fay borom département bi. naka yi tey. alhamdulilah naka gox ba. waaw ñoo ngi la nuyu bu baax de. ñu ngi si jàmm bu baax. temps da ngaa def raar. tey da ngaa raar day gox ba de. temps damaa xaw a raar jam ñaaje mais dinaa fi ñëw. parce que il faut ma xeex te Doute Fall il faut ñu xeex. non Doute Fall dama koy déclarer la guerre. waa mairie bu jam ñaaje boo la ma gisee may dugg ci mairie ba rek xam leen ne xeex moo maan di boobaa du ma sol say vestax yi. kilof laay sol. Doute Fall na kon réglé sama problème waa ji. ci sànq maa ngi koy junj sànq 29 novembre 2020 29 novembre 2021 Pape Bouba Diouf tey lay am 1 an ci biir suuf. waaw tey lay am 1 an ci biir suuf en tout cas mu nekkoon nag tiis ba fii Sénégal nag di jooy kii di Pape Bouba Diop bi nga xam ne nag marqué na bu baax a baax sport bu Sénégal surtout nag football bi nga xam ne bu ñu koy fàttali ci atum 2002 moom nag moo taxoon sax Sénégal am ndam nag ci kii di kaw France bi nga xam ne bokkoon na ci équipe bi nga xam ne moo nekkoon favori ci boobule coupe du monde Pape Bouba Diop kon ñu jàpp ne nag ci wàllum carrière am jot naa jaar nag foofu ca Vevey Neuchâtel Hamas Grasshopper Zurich nekk ca Suisse ba mu jógee nag ci la dem ca Lens ci atum 2001 jàpp 2002 ca Angleterre nag jot naa football ca Fulham ni ko noonu Portsmouth West Ham ak Birmingham jeexale carrière am daanaka foofu ca Grèce ak AK Athènes moom ci palmarèsam nag mën nañ ci jàpp benn coupe bu mu jël di coupe d'Angleterre ci atum 2008 la woon ci foofu ca Portsmouth ba mu ci jógee nag jël na tamit coupe bu Grèce foofu ci ak Athènes kon Pape Bouba Diop Sénégal di ko jooyee ba noppi ba tey jii sax di fàttali nag ni kon stade bu Diamniadio moom mi la nag musée ba kon turam lañ ko fas yéene nag dippee di Pape Bouba Diop di ko ñaanal rek suñu borom bi xaare ko aljana firdawsi. mu ngoog yàlla na suuf way di oyof ci kaw moom ak ñam fa fekk ak ña ko fekk ji football ligue des champions local mu mel ni kon joué nañu ci njeextulaay bés bi deuxième journée ligue 1 ligue 2. waaw deuxième journée bi nag amal nañ ko ni ki ci week-end bi kon jàppal ne jaraaf bu ndakaaru matcham bu njëkk nag foofu ci Iba Mar Diop moom moo daan ñi di waa Linguère ñaari ball ci dara ci diggante nag Mbour Petite Côte ak Casa Sport ñoom 0 but partout la ñu def ci même score sax la ñu nemmeeku ci diggante choc bi doon dox Tëngéej FC ak jàmbaar bu Sali Seneps excellence bu Thiès tamit moom mi ne nag dafa def 0 but partout ci digganteem ak ñii di waa Génération Foot Dakar Sacré-Cœur ak AS Pikine 1 but partout la ñu def Guédiawaye FC moom nag jàppal ne AS Douane moo ko daan ñaari ball ci benn kon jàppal ne waxtu wi jàmbaar ba fii moo nekk nag ci boppu championnat bi ak ñeent poñ tolloo ko poñ ak Tëngéej FC ni ki noonu Génération Foot Mbour Petite Côte ak ñii di waa Ñambour ñoom nag ñoo nekk ci dernière place bi ci Ligue 2 bi nag moom dañ koy wéyal ndiki tey waaye Sonacos ak Walidane 0 but partout la ñu def Kër Madior moom moo daan Amitié FC ñeenti ball ci ñaar Port ak Renaissance 1 but partout la ñu def ñaari tali moo daan Dakar Université Club ñaari ball ci dara jamono moom dafa fekk Demba Diop daan ko ñaari ball ci dara kon waxtu bi nag Kër Madior moo occupé gum nag provisoirement première place bi di xaaral ni nag ni ki tey kon stade de Mbour mi nga xam ne dafa war nag dem foofu ci stade Maniang Soumaré ngir laale fa ak ñii di waa Thiès FC stade de Mbour nag foogee dafa am ndam tey ci kaw ñi di waa Thiès FC moo jël première place bi boobu la jogante nag bu 16h30 ci tey lay doon beneen jogante bi ci stade Amadou Barry la 16h30 US Ouakam moo ci dalal ñi di waa Oslo. gannaaw 2 mois ñu amal seen i jongante foofee sa Sédhiou nawetaani buur na. waaw buur na ci diwaanu Sédhiou jëm ci nag ci wàllum kade yi kon ASC Bendoula moom moo ko jël ci kanamu ASC Jàmbaar ci ñaari ball ci benn même score la ñu nemee ko tamit jëm ci wàllum nag senior yi ndaxte kii di ASC Réveil moom moo daan ASC Wato Sita parrain bi nag moom di woo rek ndaw ñi ñu gën a nag sàmm jàmm ci stade yi ni ki doon tamit ci élection yu jëm ñoom ñi tamit ñuy sàkkuwaale nag ñu jeexal nu ma gën a gaawee travaux yi nga xam ne
mooy stade municipal bu Sédhiou ñu fekk fa kii di Abdourahmane Ibrahima Diallo. ab ndaw nekk tam cadre ci conseil sénégalais des chargeurs Bakary Mané nekk parrain final zone 2 bu Sédhiou rafetlu na esprit de fair play bu fa amoon waraloon sax ba mu yëkkati ay kaddu jamale ko ci ndaw ñi pour ñu gën a maandu ci élection yi ñuy dëgmal ñu bañ a yee fitna. ba xam nañ ni football moom mooy sport buy réunir ñëpp boo waxee football di nga wax jeunesse boo waxee football di nga wax cohésion facteur de développement et cetera moo tax muy profité di lancer di ñaax jeunesse boobu ci élection bu ñuy jëm ni wax leen ni que vraiment dañuy bëgg a dem ci ay élection non violence mun nañ opposé wu mun nañ bañ a bokk parti mun nañ bañ a bokk gis-gis mais ku nekk war na ko mun a wane ci yoon bu gën a sell di gërëm aussi borom monsieur le maire Abdoulaye Diop pour effort yu muy def pour accompagner jeunesse. président bu zone 2 bu Sédhiou Lamine Konjera mi nga xamante ni wane na mbégte ci taxawaay bu parrain bi amoon ci final bile ñaax na autorité yi ñu def ay jéego pour lii di tabax bu ñu nekk di tabax stade municipal bu Sédhiou ak stade régional bi ñaari infrastructure yi lay mun a pare ci diir bu gàtt. xam nañu ni fii ba février stade bi mu travaux yi mun nañ jeex bu ñu livré ñu en ce moment là département Sédhiou ak région de Sédhiou ñooy am ndam stade régional bi gis nañu travaux yi ñu ngi avancé ñu ñaax autorités yi pour ñu def ay efforts pour que travaux yi mun a pare dans un délai très court. ci ñaari final yi yu ñu amaloon ci stade municipal bu Sédhiou ci catégorie cadette ASC Bendoula moo daanoon ASC Jambar ñaari bal ci benn score bu ni mel la ñu am tam ci catégorie junior senior fi nga xamante ni ASC Réveil bu Sédhiou moo jël ndam li ci kaw ASC Wato Sita. voilà ñu dem ci Ballon d'Or 2021 tey jii la ñuy xam kan lañ koy décerner. waaw kon tey nag ci gala bi ñu amal foofu ca théâtre du Châtelet nekk ca diwaanu Paris si lañ nag fas yéene tabb kan mooy jël nag Ballon d'Or atum 2021 en tout cas lu ci mën am daal nag jury bi lu toll ci 80 journalistes ñoo ko composé ci réew bu nekk nag di nga voté benn voix nga am ngir nag lu jëm ci wàllum Ballon d'Or boobule favori yi nag bokk na ci Robert Lewandowski di football foofu ca Bayern Munich ni ko noonu Lionel Messi ak Karim Benzema gannaaw yooyu la ñetti joueur nag kii di Cristiano Ronaldo Jorginho ak N'Golo Kanté bokk nañ nag ci outsider yi kon ñu jàpp ne bu ñu jógee nag ci Ballon d'Or bi dinañ jël jébal tamit trophée Yachine mooy trophée buy récompensé meilleur gardien te doomu Sénégal bi nag di Edouard Mendy bokk ci favori yi ngir nag jël boobu le trophée ci beneen wàll wa bi doon ci ànd ak Keylor Navas Donnarumma Schmeichel Ederson Thibaut Courtois Emiliano Martinez ak kii di Manuel Neuer Oblak niki noonu Samir Andanovic di góolu foofu ci Inter Milan. golf moom Sénégal bi tournoi bi waa Gambie ñoo ko jël. waaw finalement nag Gambie kon moom mu jël dalloo première édition tournoi Sénégal bi ba pare jël ko nag ci kanamu Sénégal gannaaw ci classement général ba nag 22 la Gambie am Sénégal am 20 en tout cas lu ci mënti am daal équipe bu Sénégal bi nag ñoo ngi rafetlu bu baax a bàyyi seen teewaay ci boobule compétition ci naka leeral dañ ci ànd ak Soxna Fall bi nga xam ne teewoon na boobule première édition coupe bu Sénégal bi. ñu relever défi yi. organisation bi ak participation. Sénégal wane xar kanam ko dal xel. benn point moo ñu dese woon pour ñu mënoon yemal xëy na bon loolu mën nañu pour ñu demoon play-off et puis bon malheureusement point boobu noonu moo tax tey ñu kii ko ñu ñàkk ko. naam am na ay coppite yuñ ci war a indi. golf entre Sénégal ak Gambie mi ngi amélioré wu bu baax a baax loolu mooy jàngat bu njëkk ma ci jàngat joueur gambien yi ma gis fii même joueur Sénégal yi am nañ benn niveau bu extraordinaire fi ñu toll nii. waaye wàccaay gi dafa gàtt. jéem a gën a préparer édition yi à l'avance doo xaar ba ñaar wala ñetti semaines avant édition yi di am nga door a commencer def ses séances d'entraînement tout ça. parcours gambien bi tamit miinuñu ko. terrain bi miinuñ ko woon bu baax. ak aussi ñoom règle bu ñuy jouer bokkul ak suñu règle yu ñuy jouer fële ci Sénégal. golfeur sénégalais yi ne ñu ngi leen di jox rendez-vous bu yàggul dara. golf entre Sénégal ak Gambie mi ngi amélioré wu bu baax a baax loolu mooy jàngat bu njëkk ma ci jàngat joueur gambien yi ma gis fii même joueur Sénégal yi am nañ benn niveau bu extraordinaire fi ñu toll nii. ñoom ñi gagné wane seen kontante. sport ni joxante la foo agré la te loolu soo gisee fii nii ñëpp loolu lañ amee fenn seen xar kanam yi soo diggante bii nii lii daf koo gën a rata al golf diggante Gambie ak Sénégal nekkul ne comme yeneen sport yi nu ñu amee doole lii dafa tax Gambie ak Sénégal ñu gën a fulal golf. Sénégal Gambie da koo daan ñaari poñ dox seen diggante ci première édition coupe de la Sénégambienne de golf bi ñu doon amal. Soxna Fall kon kii di Balla Dieye mi nga xam ne nag moo fa teewaloon ñii di waa CONOS di rafetlu bu baax a baax compétition bi dañ ko amalee foofu ci diwaanu Gambie ñu teewlu ay kàddoom.
représenter le comité national olympique bi nga xamante ni le président Mamadou Diagne moom moo ko dirigé yónni moom fii en fait pour me représenter le CNOS di compétition boo xamante ni am na importance trop ci fédération sénégalaise de golf bi nga xamante ni le président Beydi Agne moom moo ko dirigé te bay tey boo xoolee golf gëj na am compétition bu mel nii muy compétition bu am importance Sénégal mi ngi accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse te golf bokk na ci discipline yi nga xamante ni moom la ñu war a gën a promouvoir aussi au Sénégal pour que ñu mën a am ay ndaw yoo xamante ni dinañ mën a participer ci jongante yooyu noonu ci 2026 compétition bu am importance la moo tax lu mel ni ministère des sports jiite par ministre Matar Ba recevoir fédération sénégalaise de golf jox leen raaya bi c'est pour montrer leen importance bi nga xamante ni compétition bi Sénégal yëg na ko. kon Mambay ci kàdduk Balla Dieye mi nga xam ne moo teewaloon CNOS foofu ca Gambie la ñu ndar képpee lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram joxante dig daje rek bu 12h jotee ak Birame Ndiaye Touré 13h El Hadj Mahmoud Mansour Diop. jaajëf Pape Mantambu boo ñu félicité ma félicité suñu bopp. Quench bu Bargny ak nag Forza bu Bargny seen ndam li ci wàllu bëre félicitation ñun waa Tëngéej kontaan nañu ci yéen Pape Mantambu benn problème. non macha allah non man donc félicitation ci wàllu bëre bi ak seen ndam li. non ñun Tëngéej lañ dëkk nag. maire Jigal depuis Bargny Ndiolmane bu Abdoulaye Diakhaté ma lay nuyu ak monsieur le maire Djibi Faye